téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kenn askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu ngi dalal Massamba Diop nekk secrétaire général de l' association des anciens du Daara de Koki Massamba man lay dalal jàmm ci plateau kenn askan wi fii si ITV. jërëjëf El Hadj Malick Cissé ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam téléspectateur yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew. di jiital ci nuyoo bi xalif généraux yi. waaye njiitu daara yi jàngalekatu alxuraan yi. waaye di nuyu waa kër gi tamit ñuy fekk. di leen gërëm bu baax di leen sant ci dalal bi. alors ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum daara yi naka noonu tamit ak daara Koki ndax sax le 27. bi ñu dënmal ngeen fas yéene woon amal lu ñuy wax seen rencontre annuelle noonu la mais mbir mi daal dafa mel na da ngeen ko tegal ñu si suuf ndax situation oblige mbas bee tax. noonu nga ko waxee. noonu la El Hadj Malick gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. oui xam ngeen ne daara Koki dafa am particularité bu daara yu bari amul. oui donte daara yëpp seen objectif mooy jàng ak jàngale. ak yar ak former. daara Koki nag dafa nekk daara joo xam ne ci gratuité la tëddee. ci lañ ko sosee ba fi mu nekk nii. kon 1939 ba tey mooy at biñ ko sosee ba léegi nii gratuit la. ba léegi ci loolu lay dox ligne de conduite bi nga xam ne si ne ki ko sosoon ci ni mu ko sose woon. ba léegi nii ci feuille de route boobu ci la ñuy dox. ci fas yéene buñ ko wàcc bu soobee yàlla. ñu amoon nag mbir yoo xam ne si ne ñi nga xam ne ñoo génne ci daara ji dañ koy faral di def depuis 1981. ba léegi. ba ren ji mun waroon a nekk rencontre 41e édition. waaye ni nga ko waxee noonu la amee gannaaw bi ñu waxtaanee def ay waxtaan yu bëree bëri waxtaan ak ci mboole seen ñi nga xam ne si ne ñoo ŋànk réew mi ci wàllu social ci wàllu religion waaye ci wàllu administration bi ñu waxtaanee ñoom ñëpp sëriñ bi ci la wootee waxtaan ñun tamit ci suñu biir ñu tombé d'accord. ne daal li gën mooy ñu tegandi loolu ci suuf. fas yéene ko fomm ba beneen yoon incha allahu taala. loolu moo waral fomm gi. mu nekkoon nag lu méttee métti. waaye ñu di ko xamal mbokk yëpp. kon préparé woo ngeen lépp. lépp noppi woon na macha allah. loolu moo tax sax nga may ma ci occasion bi. ma matsawu coono bu baax a baax. ñi nga xam ne si ñooy waa réew mi. jullit yëpp macha allah préparé woon nañ lépp lu ñu waroon def nañ ko. waaye xam nga yàlla moom mooy dogal. ca xam nga ne alquranul karim doo ko jàng ba noppi doo ko gëm. doo ko gëm ci dogalu suñu borom tabaaraka wa taala noonu la ko yàlla dogalee. sëriñ bi tamit loolu la xam. dong yi tamit xam lépp. moo tax ñu ajandi ko ba beneen yoon incha allah. alors daaray Koki ndongo yu fa nekk mën nañu wax ni lu ëpp 4000 la. wala mën nañu confirmer loolu. mën nañ ko confirmer bu baax a baax. 4000 ak lu tegal sax. mën nañu wax 4300. très bien waaw yoo xam ne si ne ñoo fay jànge depuis boobu ba léegi nag xam ngeen ne ni ma ko waxee léegi ku wax lim boobu da nga wax ay jafe-jafe. da nga wax tamit charge yeeg. da nga wax charge yi. mais alors noonu nan ngeen koy doxalee. ni ñu koy gérer. waaw noonu lañ koy gérer. yombul de. gérance bu metti. oui waaye si gérance bu yomb tamit. bu metti ci kaw nii boo ko séenee da nga wax ne nombre bu mel noonu seen baay ak seen yaay bu ñu leen andee foofu. duñ leen joxeel dërëm. laaj yu ñu sëriñ bi du laaj kenn dara. lu dul suñu borom tabaaraka wa taala ci la wékku. loolu mooy mettiwaay bi. waaye ci biir nag mooy yombaay bi ak neexaay bi mooy alxuraanul karim boo koy jàngalee jox sa bopp suñu borom tabaaraka wa taala yaakaar naa lépp looy def day yomb ci yow. surtout nag bu fekkente ne jàng ak jàngale la ak formé. ci ki ko sancoon moom dañ ko ci ndigal la ko tegoon. ndigal la ci ëpp doole fondement ba mooy jàngaleel alxuraan ngir yàlla. ku la fa fekk nga jàngal ko ngir yàlla ba loola moom la gëm def aaya alxuraan bi wax wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu ku wéeru ci yàlla doy na la. waaye wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib moom moo doon slogan. moo taxoon muy am ay résultats au fil du temps. léegi fu mu toll résultat yi di am ba tey jii daaray Koki. yaakaar naa bokk na ci daara yi nga xam ne yu gën a siiw lañ ci Sénégal. waaw Sénégal moom mënuñ ko wax te waxuñu daaray Koki wax dëgg fa neex yàlla mu nekk daara bi nga xamante ni am na historique ay kilifa yu bëri jaar nañ fa macha allah tolluwaayu daaray Koki loolu kenn du ko werante alors Massamba 4200 wala 4300 ndongo nekk foofule
ñi nekk fa gratuitement alors ressources yi nan ngeen di def ba juguler ko ba gérer li nga xamante ni moom moo di xale yooyu ndax xam na ni daara charge la nit sax soo amee njaboot loolu charge la rawatina 4000 et quelques charges yi noonu fan lay jugee ak doxalin bi nan la tëddee. question la boo xam ne bari na ñu koy posé. oui. moo tax sant nañ la bu baax a baax ci noonu nga ko posé. wax naa ci sama commencement wax ne boo ko séenee dana metti waaye xam nga ne bu ñu nee gratuité suñu borom tabaaraka wa taala dafa am lu mu dogal ci jullit yi. mooy dafa leen wax ne leen alquranul karim yéen a ko moom. ci seen kaw laa ko wàccee. ci yéen tamit yéenay responsable bi. yéenay responsable bi ci jàng ko. yéenay responsable bi ci jàngale ko. yéenay responsable bi ci appliquer ko ci mu nekk seen ligne de conduite ci dund bi. moo tax moo xam social la wala économie la wala culture la wala lu mu mënti doon. yéenay responsable bi ëllëg. comme nag yéenay responsable bi képp ku koy jàng tamit yéenay nekk responsable am. ba tax na loolu jullit yi Sénégal yi kenn du ñoom teel nañoo xam loolu. boobu ba léegi ñu ànd ak sëriñ bi ànd ak ndongo yi ànd ak parents yi ànd ak ñëpp. di defal loolu daara ji ba tax. lépp loo xam ne si ne am na fa daara ji lu waroon a metti grâce à ñoom jullit yooyu. ñoo tax loolu amul. méttiwaay boobu contribution day jóge fu nekk jullit yi daal fu nekk lay jóge. ci jullit maanaam ñi nga xamante ni ay anciens taalibe nañ foo xamante ni foofu nañ nekkoon ñoo xamante ni foofu nañ jàngee ak koo xamante ni. sa poche may na la ko ñoom ñëpp dañuy contribuer. ñëpp a contribuer maanaam contribution bi yamul si ñi nga xamante ni jot nañ fa jaar rek. déedéet très bien. au contraire. oui parce que mën naa la wax ne la ñi fa jànge woon ci année 70 yi. année yooyu nga xam ne dafa metti woon ci Sénégal lool. oui ku xam histoire du Sénégal xam ne année yu metti woon la. 81 ci la ñu formé association bi. waaye ci année 70 yi ay mag yu baax laa la wax yoo xam ne si ne. jaaruñu kokki ñoom ñoo dem kokki seetlu kokki na muy doxee ñu ne fii dal fu jar a jàppale la ñun kon jël nañ engagement léegi bu soobee yàlla lépp lu ñu amati ca képp koo xam si ne am na dara tamit jox ñu ko bu soobee yàlla danañ la ko indil ci daara ji am na solo ñu daan def ay campagne de collecte oui ñoom loolu lañ ko tuddee woon booba ci année yooyu am na solo bi ñëwee ba 81 nag ñu jël flambeau bi aw leen ci loolu ñu jaare woon ci kokki ñu jaare woon ci daara ji mais kat ñun suñu warugar nag léegi mooy jéem a ñëw aw mag ñi. yal na ñu leen yàlla fayal. boo defee ci la ñu jógee nag ñoom tamit. jël flambeau bi boobu ba léegi ñu di ko doxal. seen contribution daaree kokki lépp lu waay am ci ñoom ci ña fa jóge woon. bu dee ñaar dërëm bu dee dërëm fas yéene nga jël ca dara. ca la nga am lu mu tuuti def ko ci dara. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey seen émission Kennu Askan Wi fii si ITV Massamba Diop. secrétaire général de l'association des anciens du Daara de Koki mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Massamba xam nga jamono ji ñu ngi ci coronavirus ba sax ministre de la santé nee nañ dugg nañ bu baax ci deuxième vague bi te coronavirus ku ko wax tamit mbirum respecter geste barrières yi naka noonu tamit ak lépp lu jëm ci wàllum set ak raxasoog lépp alors Daara Koki ci wàllum organisation mbir mi nan la fa tëddee foofu ndax yombul de ndax 4000 et quelques nekk si benn bërëb wala tamit bërëb bi nan la fa tëddee foofu exactement. mois de mars. oui. bi nga xam ne si ne ci la yàlla dogal mbir mi dugg Sénégal. le 2 mars. le 2 mars. oui. boobu ba tey. mesures yi nga xam ne si ne moom la ministère de la santé wax. administration bi wax ko. noonu ñu ko waxee woon Daara Koki noonu la ko appliqué. yéen a ngi koy appliqué daal. bu baax a baax strictement kay. oui. maanaam à 1000% mën nañoo wax loolu. lu tax. da nga ne ma 4000 personnes naka lañ leen di naka lañ mën a appliqué loolu ci seen kaw. oui du yomb sëriñ bi dafa teel a xam loolu. mu jël ay matuwaayam mu ne nombre bu toll nii jóge ci fépp ci Sénégal. parents yi di fa faral di ñëw di leen seet si jóge fu nekk ci Sénégal ci ruq-ruqaan yi gën a ruqe. ñu fi ñëw à chaque fois kon laaj na ñu jël ay mesures ñun tamit. ci la jël ay mesures yeneen yu bokkut ak yam jëloon parce que Daara Koki ku nekk xam na ne dafay sonn toujours ci wàllu hygiène ci wàllu nekkin
maanaam nekkinu xale yi. ndax loolu xale dafa nekk benn kii bu fragile boo nga xam ne. il faut nga jël ay mesures ci wàllu googu. bi lii ñëwee nag mu li ñuy tuddee confinement interne. ci lañ ko def. confinement interne. confinement interne mooy lan. mooy xale yi léegi mayatuñ leen ñu génn daara ji ci enceinte daara ji jëm fenn ci biir dëkk bi muy kokki lépp loo xam ne si ni moom lañ soxla ci wàllu lekk ci wàllu naan ci wàllu paj macha allah centre de santé bi ñu sensibiliser leen ñoom ñëpp ak lépp loo xam ne si ne moo fa aju ñu koy def ci biir daara ji léegi dara sennatul nangootuñ kenn tamit ku jógee fenn di ñëw ak noo nekk ku am cofeel ci daara ji wala loo bëgg a def ci daara ji ñu ne la da nga koy jaarale feneen waaye biir daara ji moom doo fi teew lu toll ci 5 mois durant yoo xam ne si ne noonu la daara ji demee woon da nga ne ma naka la mën a demee loolu waaw ak tamit est-ce que ñoom ñu ngi sàmmonteeg ak distanciation bi effectivement lu tax mooy premièrement naka la mën a demee mooy dañoo jël mesures yi woo jàngalekat yi woo ñi nga xam ne si ne ñooy saytu daara ji ci biir ak ci biti yëpp ñu sensibiliser leen ci autour de l'essentiel essentiel bi mooy lan mooy bu fi kenn dugg bu fi kenn génn jëfee xadis ba la mu waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne bu benn balaa duggee ci ab dëkk bu kenn dugg bu kenn génn noonu la daaree Koki def bu ko defee léegi lépp loo xam ne si ne ay ndimbal la yu koy ñëwal jaar ji ñi nga xam ne si ne jaar ci canal yi nga xam ne si ne moom moo yor loolu muy association bi muy bonne volonté yi muy ak fu mu mën di doon bi biir Sénégal ñu jaarale ko feneen waaye présence physique bi moom dañ ko interdit bu ko defee loolu mu nekkoon nag programme bu métti ndax la ñu daan lekk dañ koy yokku la ñu daan naan dañ koy yokku et puis mesures yi tamit dafay yokku parents yi aussi bëgg a ñëw gis seen i doom ñu ne leen dafay amee ndax kon loolu jot na fa am loolu lépp jot na fa am waaye ñu réussir ko nag ci anam goo xam ne si ne gu extraordinaire la gu jara saluer ci kiñ ci saluer mooy waa Sénégal ñoom ñoo ci jàpp ñoo ne ñun ñoo lànk ne bu soobee yàlla problème du fi am ba yàlla defal nañu ba fi mu nekk nii may waxee yow mucc nañ ci loolu benn cas mosuñu ko fa déclaré malgré nombre boobu ak tamit malgré situation yooyu loolu nag teewul xale yi ñu ngi jàng normalement amul benn bis bu ñu mas a bàyyi jàng ci durant confinement bi au contraire sax dañ ko gën a yokk ñi daan mokkal alxuraan ñu ko di ko wattu nañ ko daan wattoo waaye ñi daan jàng tamit di jàng njàngum alxuraan dara sooxewu ci ànd ak confinement boobu loolu li ko maye mooy day delluwaat ci encore mission bi ak ligne de conduite bi nga xam ne si ne moom la daaree Koki am bu fekkente woon ne amul organisation bu fekkente woon ne amul ngëm-ngëm bu fekkente woon ne amul méthodologie yaakaar naa loolu du mën a am loolu nag moo tax dañ ci sant bu baax a baax waa réew mi yëpp bàyyiwuñu kenn ndax ñaan yi lu am solo la waaye jàpp bi tamit lu am solo la bu ma la waxee na la ci durant confinement bi doon nañu sóor ay lu toll ci 55 mbana par jour mbana bu nekk di def 21 kilos ceeb te loolu ceeb rek su woon confinement bi ñaata ngeen doon kii daan nañ sóor ay 35 ay 30 par jour léegi mu nekk 55 loolu lu jara wax la et puis lu jara souligner la très bien et lu jara xam la aussi alors lii yëpp aussi day wane ni am na impact bu am solo bu doy waar bi nga xamante ni Covid bi comme nu mu laalee yeneen secteurs yëpp comme nañ ko xamee ak tamit daara yi mais daara Koki tamit impacté naka bu baax ci wàllum méttiwaay ci wàllum charge ak tamit lépp li nga xamante ni jëmoon na ci wàllum doxalin. ak a métti sëñ Babacar. xam nga ne loolu sëñ Malick. El Hadj Malick. loolu métti na impacté xam nga ne da ngay dégg toujours le gouvernement di wax ne secteur bu mu laalul amul. ministre de l'économie sax da koy wax. oui kon yaakaar naa comme secteur bu mu laalul amul daara moo ci raw. daara mi nga xam ne si ne moom yaakaarul ku suñu borom tabaaraka wa taala ci suñu borom du wàcc ci asamaan si du wàccee malaaka du wàccee kenn. da koo jaarale ci jullit yi da koo jaarale ci bonne volonté yi ñooñu la jaarale ay mbiram ci ñuy jàpp ci di def ay lu baax. kon nag impacté na ko bu baax a baax. impacté boo xam ne si ne maanaam bu dul woon ak ngëm googu ma la wax ak sukkandiku gi ñu sukkandiku suñu borom
Alaaji Malick kon dana doy waar. waaye ci waxtaan yi ñuy waxtaan ci suñu biir ñun. ak sëriñ bi daf ñoo wax nañu jullit yi daal fu ngeen dem. na ngeen leen santaat bu baax delloo leen jukkal. ndax kat situation bii buñ ko surmonté ba fi mu nekk nii. gannaaw yàlla ñoo ma tax. waaye ñi nga xam ne si ñoo fa génne woon kenn du ñoom tamit. ci biir réew mi ak ci bitim réew. ñoom tamit ñu laxasu. bàyyi lépp seen soxla yëpp ñu def ko ci ne daara ji dañ koy gunge ànd ak moom ci lenn loo xam ne si lu muy jàmbat la bu mu fi am. bu ko defee nag ñoom tamit ñu def noonu di wër. di contacter ñi ñu war a contacter. waaye di expliquer bu baax a baax situation bi nan la demee kon impacté na bu baax bu ni mu laalee secteur yëpp. noonu la laalee daaray Koki. alors atum 1981 ba tey association bi. muy association des anciens de Daara Koki mu ngi fii ren jii su ma jumlee mooy bu njëkk seen rencontre annuelle amul loolu la. mooy bu njëkk alors rencontre annuelle bi objectif bi lan la woon exactement. saa yoo leen doon dajee lan moo gënoon tax a jóg bu yooyu lay daje. ñetti objectif. bu njëkk bi mooy rencontre bi moo ñu daan permettre ñuy wane daara ji chaque année. sëriñ bi daf daan wax ne ñun de ay ndongo lañu ay jëwriñ lañu dañoo am ay ñoo xam si ne ñooñu yilif sëriñ bi ci modestisme moom loolu la daan wax mu ne ñi nga xam ne si ne ñooy waa réew mi di ay kilifa diine ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen ziara ñoom laaj na bis bu set wala à chaque fois ñuy ñëw ci daara ji di ko nemmiku di xool njàng mi ni muy doxee lu ci jubul ñu wax ñu ko lu ci jub ñu wax ñu ko bu ko defee ñu mën a xam fan la ñuy teg suñu tànk sëriñ bi daana wax loolu ci àdduna loola ba léegi moo fa dox kon rencontre bi nekkoon na benn occasion boo xam si ne day permettre jullit yëpp bu ñëwaatee bu année bi ñëwee rendez-vous bu ñëwee ñu dem ci Koki xam njàng moo fa mu toll benn ñaareel bi mooy permettre jullit yi aussi ñuy seen contribution yi nga xam ne si ne ñi ngi ko yor ci bëgg koo àggale ci daara ja ci léeg-léeg muy jafe ci ñoom ñu yombale leen ko ñetteel ba mooy ñi fa génne woon ñoom tamit chaque année ñuy daje. xam nga mu nekk retrouvaille boo xam ne si ne bu am solo la ndax sëriñ bi daf daan wax ne dee leen gisee dee leen gisee li mu ci jublu woon mooy yéen a mën a xam seen problème yéen a ko mën di jàng ci seen biir et yéen a ko mën a wutal solution moo tax rencontre boobu loolu dafa ñu koy may toujours chaque année waaye beneen objectif boo xam ne si ne bu am solo la aussi mooy ñeenteel ba mooy problématique yu daara xam nga bala nga ko mën a jàng léeg-léeg sëriñu daara yi ak jàngalekatu alxuraan yi ak képp koo xam ne si ne éducation ñor na la bu rencontre bi ñëwee occasion la pour nga ñëw foofu def retrouvaille encore beneen boo xam ne si ne bu éducatif la ak boo xam ne si ne bu jàngat problématique yi nga xam ne si ne moom la daara di dund pour mën caa wut ay solution très bien alors si seen rencontre yooyu muy rencontre annuelle yi est-ce que tamit yéen a ngi siy xool lépp lu jëm ci wàllum formation maanaam xam nga jàngin démb ak jàngin tey mën nañu wax ni mbir mi am na différence est-ce que yéen a ngi xool tamit mbir mi xool pour mu gën a mën a jëm kanam ak xale yi tamit yoon yu ñuy jaar pour mokkal wala tamit yoon yu ñuy jaar ngir mokkal téere yi lu si mel ni tamit ay durusul awaliya wala ay risala wala ay laxdariya alors loolu est-ce que yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax su ko defee xale yi tamit jàng bi doxalin bi ndax loo gis rek du ñàkk des fois ñu mën a xool nu ñuy defee ba mu am ay innovation est-ce que loolu tamit yéen a ngi koy bàyyi xel. jërëjëf question bu am solo encore. Hadj Malick yow yàlla ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. ci question boobu boo ko waxul woon dana ma jaaxal. oui Daara Koki particularité am encore mooy toujours dafay ànd ak jamono. dafay ànd ak jamono. am na solo bëggul jamono di ko raw. très bien. innovation boobu dafa bokk ci objectifu association bi. fu jamono toll mu tollale fa daara ji. moo tax formation volet la boo xam ne si ne bu am solo bu daara ji yittewoo lool. ba tax à chaque fois day woote ci ñi nga xam ne si ne ñoom ñoo yëngatu ci secteur boobu ñu ñëw di jàppale daara ji ci loolu moo tax jàngum théorie mañ fay jàng di enseignement général léegi dañ ko booleeg volet formation. bu am solo nga xam ne si ne ndongo daara bi moo mokkale alxuraan ba pare
ba jàng primaire cycle primaire. oui dem collège dem secondaire oui. bu demee ba am bac dañ koy outiller li ñuy wax outiller maanaam dañ koy préparer. fekk na moom bu ko neexee mën na continuer njàngam enseignement général dem ci université yi. bu ko neexee mën na dugg ci secteur yi nga xam ne si ne mooy secteur privé. te taalibe yi nga xamante ni parce que formé nañ leen ci loolu. ndongo yi surtout nag ci initiation. léegi ndongo yi nga xamante ni dañuy def loolu ñoom seen année résultats yi nan la fay tëddee dana am ay résultats yu satisfaisant. bu baax a baax ci loolu mooy slogan. oui slogan wu Daaray Koki mooy ci enseignement général ci différents concours yi nga xam ne si ne moo fi am wala examen yi. oui chaque fois dañuy wax ne. bu amul 100% dana am minimum 95%. ci réussite moo xam ci primaire la muy brevet. muy certificat. moo xam BFM la moo xam baccalauréat la. ren jii rek certificat ak entrée en sixième 100% BFM 100% bac 94%. xam nga loolu. boo koy wax. ci ñi nga xam ne si ne xëy na ñoom dañoo yaakaar ne woon. Daaray Koki dafay yittewoo rek jàng enseignement général. ñu ne leen déedéet moo tax ñuy woo jullit yi nag fu ñu toll ak ñi nga xam ne si ne ñoo bëgg a xam Daaray Koki. fu ñu toll ñu fay dem. am na solo bu ñu demee di fa xam di découvrir. danañ découvrir lu extraordinaire. danañ xam ne moos volet professionnel volet formation. lu fa am solo ci loolu sax ba ma ko mayee. oui fan yi ci ginnaaw rek. ministère bi nga xam ne si ne moo yor wàllu formation professionnelle. ci njiital monsieur Dame Diop. ñu koy sant bu baax di ko gërëm. ñëwoon nañ fa lancé fa benn plateforme. boo xam ne si ne formation la. ba ñu indi fa ay jumtuwaay yu bari. ñoo xam ne si ne benn plan la benn programme la national. ñu commencé ko ci Daaray Koki. formation ci wàllu numérique ci wàllu technologie ci wàllu yëpp. wàllu menuiserie wàllu différents métiers yi nga xam ne si ne moo nekk ci réew mi ci Sénégal yëpp. boo defee programme boobu foofu lañ ko lancé. ba fi mu nekk nii boo demee bàyyi na fa ay formateurs yoo nga xam ne si ni ñu ngi ànd ak xale yi. ci lu toll ci 320 xale war nañ leen a former. ci durant 6 mois. am na solo alors ci wàllum doxalinu njàng gis nañ fii muy Dakar wala tamit Saint-Louis wala Thiès wala tamit si yenn régions yi. am na si ay kër yi nga xamante ne wala ay parents yi nga xamante ne seen doom su école ubbee du dem daara wala tamit fekkee day dem daara weekend ba weekend lay doon ñu gis ni Daara Koki xale yi dañuy boole ñaari comme ni nga xamante ni mag yi bu yàgg daawoon nañ ko def nga xamante ni nit ki dafay dem jàngi école ba pare di ko boole ak alxuraan yéen ngeen insister si loolu ci wàllum doxalin. du am tamit yenn gaax-gaax yu mu leen yu muy indi wala fexe ngeen ba organisation bi mucc na ayib ba xale yi dañuy boole ñaari te du am benn jafe-jafe. loolu. mooy day delluwaat ci méthode bi nga xam ne si ne moom la vision bi Daaray Koki am. très bien. daf ne moom xale bi war nga ko jàngal war nga ko yar waaye war nga ko former. war nga ko former ci ba bu génnee ci say loxo. fu mu dem du jaaxle. slogan sëriñ bi ak slogan Daaray Koki de manière générale maanaam seen mandarga mooy ne xale bi daal bu génnee bu mu ñee kenn na demal boppam. loolu nag xam nga ne il faut mu am méthodologie boo xam ne si ne doxalin boobu nag bu métti la boo xam ne si ne organisation la bu am solo bu daara ji def. xale bi bu ñëwee am juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at. danañ ko jàngal ci alxuraan lu toll ci lu gën gaa bari ñeenti at moom lay jàng alxuraan. bu demee ba ñeenti at yi bu mokkalul alxuraan bu ko wattuwul ñu xam ne xale bi yàlla def na bokkul ci ñi nga xam ne si nag xëy na war naa mën a mokkal alxuraan. ndax alxuraan nekkul loo xam ne si ne ñëpp la ko yàlla may. waaw am na ñoo xamante ni peut-être dañuy gaaw a mokkal am ñoo xamante ni seen mokkal dafay xaw a jël temps tuuti. mu ngi noonu. oui moo tax ñeenti at yooyu. mooy formation initiale bi. waaye am na ñu koy mokkal ñaari at ak genn wàll ñetti at macha allah téere bi yëpp nga mokkal ko boo ko mokkalee ba pare duñ la bàyyi ndax dañ lay jàngal da ngay dugg nag ci enseignement général boobu ma la wax dugg école def primaire cycle primaire 3 ans. ñetti at nga am sa kii ndax kooku nga xam ne mokkaloon na alxuraan bu duggee primaire dafay gaaw ba nga xam ne si ne
maanaam résultat yi mu ci wane au fil de temps da ngay xam ne alxuraan ji moo tax tey lii mu man ko moo tax 3 ans la ñuy def cycle primaire def 3 ans cycle moyen bi nga def ko 3 ans xam nga léegi loolu 6 ans la ñëw def sa 3 ans secondaire mu nekk nga am sa baccalauréat loolu foofu lañ koy defee ñu bëri nag dañu lay wax ne la loolu naka la mën a am c'est extraordinaire ci boo ko xoolee ci par rapport ak lii daw ci école yi bien sûr nga xam ne loolu lu naka la mën a amee waaw yombul de sirru ba maanaam secret ba leneen la mooy alxuraan ji jiitu ci dënn bi bu jiitoo ci dënn leneen lu ñëw day mën a war ci kawam sëriñ bi daf daan wax ne xale bi ak lu mu tuuti na am lu jiitu ci dënn bi ci alxuraan ndax moom moo koy laytaay mooy laytaay bi nga xam ne si ne lu ñëwati mu mën ko yenu waaye buñ comparé diggante xale boobu bu am tuuti alxuraan ci dënn bi ak bi ko amul dañuy gis nga njàng mi du demee noonu ba pare non seulement du demee noonu day yeex ba pare yeexaay bi day am leneen lu ci laxasu mooy formation bi surtout nag tàggat nit ki former ko defar ko ba nga xam ne si ne bu génnee li ma la waxoon léegi du ñee kenn day demal boppam ci sëriñ bi loolu la mas a gëm ca daara ji ba léegi nii ci loolu lay dox ca du ko mas a wàcc alors Massamba yow nga nekk observateur ngay bàyyi xel bu baax a baax nekkinu daara yi su weesoo daara yi Koki gis nañ aussi mbas mi état wu Sénégal jëloon na ay dogal xale yi nga xamante ne nekkoon si daara yi ñu delloo leen seen kër ak tamit ak daara yu ñu tëj loolu yow ak situation bi am ni muy deuxième vague bi yéen ban gis-gis nga si am ndax am na ay daara yoo xamante ni ba léegi nii ubbeeguñu. ba léegi ubbeeguñu situation la bu metti situation la bu metti ku nekk fa ngay liggéeyee xam nga ne moo situation bu metti la ñuy ñaan yàlla nag. di fu profité fu ñu toll di ko ñaan ca nag dara mënuñ ci génnee lu dul ñaan gannaaw yàlla. waaye tamit di respecté nag ñi nga xam ne si ne ñoom la yàlla may xam-xam ci wàllu woowu. muy autorité sanitaire yi. ñoom tamit ñi ngi leen di sant bu baax waaye ñi ngi fas yéene incha allah lu ñu tegtal ci côté boobu ñu jëfe ko ndax ñoom la yàlla may. parce que xam-xam nag du caaxaan. ñoom li ñu tudd deuxième vague bi mu ñëwee. Première mesure bi ñu jël mooy boobu ma la wax mooy annuler rencontre bi waaye daaray de manière générale ci Sénégal corona bi sonal na leen. sonal na leen lool. yëg nañ ko bu baax a baax daara joo fi dem. yàlla xam na ne bu dul woon nag la ma la waxoon ca gannaaw mooy loolu ñu ngànnaayoo. ca muy mission bi ca mu wóor na leen ne lii mission bi suñu borom la. bu dul woon nag loolu ñu bari danañ découragé. waaye heureusement. que iman bi nga xam ne si ne moom la sëriñu daara yi am tax na ba yëguñu ko foofu dem da ngay yëg ne sax maanaam ñoom au contraire daf leen yokk courage. li gën a yéeme mooy loolu daf leen yokk courage résultats yi ñu ngi koy def ba léegi kon nag parents yi non seulement musulmans yi waaye autorités yi tamit war nañu xam ne li may dégg ñu koy tuddee ay ndimbal yoo xam ne si ne xëy na dañ ko jagleel. mboole seen réew mi. ñoom tamit secteur daara yi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu. war ñi nga xam ne si ñoo ŋànk loolu. ñoom tamit war nañ leen a bàyyi xel ci côté boobu. ndax tamit réew mi ñëpp ko bokk. ci réew mi tamit bu demee ñëpp la demal waaye bu impacté tamit ñëpp la impacté. ci léegi njàng mi moom éducation ministre de l' éducation nationale ñu ngi koy nuyu. Mamadou Talla nga xam ne moom tamit mi ngi def ay efforts yu mag a mag ci wàllu googu. ñu ngi leen di. ñaax daal. lu ñu defati ci wàllu googu ñu gestu ci daara yi moom tamit. alors Massamba gis nañu aussi ba tey temps yële sax si gannaaw amoon na ay daara yi nga xamante ni ndongo yi seen sëriñ dañ leen di dóor ba gaañ leen gis nañ fi sax ko ñoo xamante ni dañ si ñàkk seen bakkan loolu si sa gis-gis est-ce que warul daj. accident la. man gëm naa ne mais des fois aussi xam nga c'est vrai accident la mais des fois aussi cas yi dafay bari. waaw cas yi léeg-léeg xam nga. est-ce que waruñ ko saytuwaat tamit. waaw loolu autocritique mënut a ñàkk. autocritique mooy lan mooy ku nekk fa nga yëngu. lu mel ni bu amee ñu di ko wax. war ngaa wax yedd sa bopp. formation nag loolu lay jëriñ. sëriñu daara yi actuellement la woon xam nga dafa wan ni mooy sëriñu daara yi foofi dem. dañu gëm ne formation dañ ko war a def dañ leen ko war a defal. ñoom ci seen bopp ñu defal ko seen bopp
waaye autorités yi nga xam ne si ñoo ŋànk éducation ak ñi ŋànk wàllu xale yi ñu leen koy defal périodiquement léeg-léeg loo xam ne si ne day nekk programme réew mi ñu jël programme boo xam ne si ne national la ñu ne formation mënul ñàkk ci jàngale ku yor ay xale di leen jàngal. ala kulli xale ak loo leen mën a jàngal. surtout nag bu fekkente ne wàllu alquran la. loolu moo tax cas yooyu li muy bari li nga wax ne bari na ca man xam naa ne man gëm naa ne bariwul ndax lu tax. mooy yaa ngi dégg yeneen cas feneen. gën a bari. waaye yii lu tax bariwul ci sama gis-gis. mooy ne daara yi ñu ngi ko gérer ci seen biir. mais est-ce que mënul ñàkk tamit. bon mën na ñàkk. waaye suñu waxantee dëgg rek. mën na ñàkk waaye nee naa la accident xam nga day am. oui xam nga accident ci mbedd mi ngi nii léeg-léeg day am ci oto yi. oui te mën naa ñàkk pourtant. oui waaye mën nañ koo mën nañ koo limiter. mën nañ ko limiter. limiter ba nga xam ne si ne benn cas bu isolé lay doon. maanaam bu amee tey balaa muy amati fukki at wala voilà loolu mën naa nekk. loolu nag dara duñu ko may lu dul formation bi ma la wax. waaw te loolu ñu ngi ci. ñu ngi ci en tout cas daaray Koki de moom. mu ngi si moom li wóor ba wóor mooy ca xam naa ne moo am ci daara yu bëree bëri. ci Sénégal mën naa laa wax ne waaw bu mu bëggatoo kii sax mën naa laa wax ne daara yëpp moo fa am. gëm nañ léegi ne xale bi ki koy jàngal dañ ko war a former. ki koy jàngal c'est vrai dañ ko war a former. ndax li nga wax ni lu tax mu am solo des fois aussi ñu gis ni ki nga xamante ni dafay jàngale xale bi fu ko neex lay dóor. loolu tamit mu nekk lu doy waar wala xale bi ñu chaîné ko wala tamit vraiment ñu gis ay yaram bi vraiment mu doy waar trop loolu xam nga mbir mi dafa xaw a doy waar ndax gis nañ ay cas yi nga xamante ni nit ki taalibe bi daf fay jaaree wala ndongo bi daf fay jaaree ñàkk bakkanam moo tax man la est-ce que tamit jotul foofu ñu gën si waxtaan gën a tamit former ñi nga xamante ni ñooy jàngale. am na solo. waaye dóor ci jàngaleem alquran du régal. exception la. exception la xale bi waroo ko gëmloo ne ko dañ laa war a dóor pour nga jàng pour nga xam boo ko teelee xamal rek bu boobaa boo tuul li nga bëgg ci moom doo ko am effectivement kon exception la war a doon ca exception boo xam bu minime sax dañuy wax ne caw lañ ko daan tudde caw xale bi da nga koy caw mais doo ko dóor caw mooy lan mooy yar bu sew lay doon boo xam ne si ne maanaam du ko gaañ. ca dana ko xabal ba li nga bëgg ci moom dana ko am. loolu mooy sanction rek. comme li am ci école yeeg fépp. ngay gis maître bi wala maîtresse bi yor benn yar bu sew. boo xam ne si ne jubluwu ci sax pour ne da koy dóore waaye daf koy xabalaat li ñuy tuddee xabal. mais nag léegi soo xoolee tamit. léegi ñu bëri ñameetuñ dóor de. non dóor moom. waaw dóor nee naa la du régal. ndax risques yi moom dafa bëri. risques yi non seulement dafa bëri. mais dafa mën a ñàkk. très bien dafa mën a ñàkk parce que expérience wane na ko. mën ngaa jàngal xale bi ba mu wattu alquran te doo sa loxo du ko laal. wallaahi loolu nag méthodologie la laaj. formation la laaj. et puis xam xale bi psychologie xale bi la laaj. xam tamit yow enjeu bi nga xam ne si ne ci nga yëngatu la laaj il faut nga xam ne yow da ngaa yor mission da ngaa yor risaala li ñuy tuddee risaala moom nga yor. te léegi pour sa risaala bi àgg fa mu jëm il faut nga am méthode booy doxalee. bëgg na maa dem ci objectif bu noble. warul tax nga jël ay moyens yoo xam si ne yu metti la. am na solo donc da nga war a jaar fi nga war a jaar. ba àgg fa nga jëm. mais fekkee ni jàngalekat bi dafa dem ba toll si situation bi nga xamante ni ndongo bu muy jàngal xam nga loolu day am si xale yi am na xale yoo xamante ni ñoom yar nañ xam. léegi loolu tamit est-ce que waruñu travailler tamit si jàngalekat yi ñu xool nan nañu fas yéene doxale ak ñoom. waaw bu baax. loolu moo jaadu loolu ñun moom la ñuy yuuxu fu ñu toll di ko laaj. di ko laaj moo tax ñun formation interne dañ ko def ci suñu biir. boo demee Koki am nañ li ñuy tuddee tansiqiya. muy coordination boo xam ne si ne moo ëmb bépp sëriñu daara Koki boo xam ne si ne moo jógee daara Koki. boo demee ci Sénégal fépp ci gox-goxaan yi boo demee yaa ngi fa fekk daara joo xam ne si ne ka ko sanc mu nga jóge daaray Koki. ñooñu nag dañ leen a boole ci benn coordination boo xam ne si ne périodiquement dañ leen di woo di leen defal ay formation yoo xam ne si ne ñun ñoo ko initié. loolu lañ ci jublu mooy biñ ko tàmbalee ba tey ay résultats yu am solo lañ ci gis parce que gis nañ ne ñi ci bokk toujours la ñu daan def ci ay pratiques yoo xam ne si ne xëy na wuute nag li nga xam ne si mooy njàngale ma Alxuraan lépp bàyyi nañ ko. lépp bàyyi nañ ko léegi ñu ngi ci yoon woo xam ne si ne mi ngi leen di jural ay résultats
au contraire ñoom dañoo commencé di am résultat yu ndawul am. loolu nag formation boobu nag xam nga dafa laaj dépense yu bëree bëri moo tax mu war a nekk programme national boo xam ne si ne dafay jóge ministère. moo koy ŋànk ànd ceeg sëriñu daara yi. ñu jàppale ko ci bu ko defee. temps yële ci gannaaw maa ngi déggoon lu mel noonu ñu koy wax waaye day mel ne. dañ koy wax commencé ko. lan wàllu modernisation des daara modernisation des daara. yooyu yëpp fekk daara Koki moom fekkoon na ci moom. maanaam daara Koki dafa anticipé na déjà. moom anticipé na bu yàgg a yàgg. modernisation mais su weesoo daara Koki ak tamit yeneen daara yi nga xamante ni ñu ngi si mais modernisation des daara nekk na lu am solo tamit loo xamante ni vraiment war nañ si mën a jublu. waaw idée bi c'est bon baax na. idée bi baax na principe bi maanaam laa bëgg a wax. oui baax na. mais pratique bi nag parfois mooy indi défaut mooy lan mooy ni ñu koy defee léegoo léeg boo seetee ba ci biir da ngay gis ne am na ay anomalies yu ci am yoo xam ne mënoon naa ñàkk. ca dara waralu ko lu dul xëy na waxtaan yéen ca war a waxtaan wala nañ koy defe nañ ko war a defee ak ñi nga xam ne si les vrais acteurs ñi ci yëngutu. ñooñu bu fekkente woon ne impliqué nañ leen ci processus bi yaakaar naa dana gën a jur. résultat yu gën a baax mais yéen impliqué nañ leen. mais principe bi moom. impliqué nañ leen wala. implication bi. mënu ma wax ne amul. am na. waaye dafa des. maanaam organisation. xam nga lépp lu ñuy wax rek ci wàllu googu jàng ak jàngale moom ala kulli xaalin boo ko organisé wul li nga bëgg doo ko ci am. il faut nga organiser li ngay def même bu dee lu ndaw na nga koy organiser. ba boo ci àggee jëlaat leneen mais boo bëggee jëlandoo lépp à la fois sànjaafu ko bu boobaa boo tuul li nga bëgg doo ko am ca coowee bari. loolu nag dafa mel ne moo am ci secteur boobu ci wàllu modernisation bi sëriñu daara yëpp salué nañ ko wax dëgg yàlla bi ñu ko yëkkatee. ñoom ñëpp ñu ngi tàccu. waaye ba léegi objectif bi demaguñ ci. mais dafa mel ne am na sëriñ daara yu si d'accordul de. bariwul sëriñ daara yoo nga xamante ne mbir mi nuñ ko tëggee daal. vraiment seen xel def si def si tey am na ñoo xam ne seen xel def si tey. waaw ñi ci d'accordul xëy na am nañ seen dëgg. mooy li ma la wax léegi xëy na ñoom maanaam dañu ci yëgul seen bopp xëy na. xëy na waaye am nañu représentation boo xam ne si ne bu national muy jaarale ko ci rabita bi. ak ittihaad bi nga xam ne si ne ñoom ñoo ŋànk jamiyaat yi ak daare alxuraan yi ñoom ñu ngi ciy yëngutu bu baax a baax ñu ngi ciy coordonné ak gouvernement bi ak secteur privé bi même. ñu ngi ciy def ay résultats daal. mais des na organisation rek. bu ñu ko organiser rek bu soobee yàlla li ñu ci bëgg danañ ko am. alors su weesoo loolu est-ce que jàppoon ni aussi nguur gi dafa war a gën a dimbali daara yi. waaw xam nga nguur moom. ala kulli xaalin li ko fi tax a nekk mooy jàppale population bi. ci fépp fu ñu yëngatu nag. moo xam daara la moo xam du daara. daara nag comme ñun ci la ñu yëngatu ñun foofu lañ sañ a wax laaj na mu yokk loxoom. mi ngi jàpp waaye laaj na mu yokk loxoom. lu tax ma ne laaj na mu yokk loxoom mooy ci wàllu. waxuma sax ci wàllu matériel waaye ci wàllu accompagnement. donc l'État peut mieux faire. peut mieux faire boo ko doon noté tey loolu ngay wax. mi ngi def nag waaye peut mieux faire. loolu nag bu ma ko waxee ci suñu biir rencontre yi ministère beeg yu demee noonu yooyu yëpp dañ ko fay feeñal ne ko daal yaa ngi def waaye defin bi mooy des parfois ci pour nga àgg fu nga jëm. waaye ku ne xam na ne mi ngi jàpp. ndax boo demee daaray Koki tey ñuy sant bu baax a baax ministre de l'éducation bu njëkk bi fi nekkoon muy Serigne Mbaye Thiam. indi na fa benn programme boo xam ne si ne benn dortoir. boo xam ne si ne daf ko fa defar bu coûté 130 millions yoo xam ne si ne daaray Koki la ko defal. dortoir boo xam ne si ne rien que pour xale yi. di fa mën di tëdd yokk ko ci infrastructure yi nga xam ne. bonne volonté yi ñoo ko fa defoon ak jullit yi. kon loolu kenn du ko minimiser yàlla tere. loolu dañ koy saluer bu baax a baax. waaye loolu ci wàllu matériel rek la waaye ci wàllu accompagnement nag maanaam sëriñu daara bi di yëg toujours ne état bi mi ngi ànd ak moom. dafa am solo loolu dafa am solo. kon loolu source de motivation la. source de motivation la ak tamit non seulement source de motivation la waaye ci côté état bi tamit responsabilité am la. responsabilité am la boo xam ne si ne ala kulli xaalin li ñuy def moom lañ koy defal ndax doomu réew mi tamit comme dañoo choisir ay jullit lañu dañoo choisir ne lii lañ bëgg.
dañ leen cee war a jàppale ca loola lu baax la loo xam ne si ne moo fi indi li fi am réew mi yëpp. boo gisee réew mi di ndamu ci ay magam. mag yooyu ñoom ñëpp ci daara la ñu jar. daara leen génne former leen ñu mën a génnewaat ñoom tamit ay nit ba léegi nii loolu mooy dox. kon loolu ñooñu war nañ leen a accompagner. ci politique nationale bi nga xam ne si moom la état bi di mëne. waaw te su loolu tax mën nañ si yokk ni vraiment Sénégal daara yi seen taxawaay am na solo trop ndax tamit dañuy gis même concours su amee xale yi dañuy dem. si yeneen dëkk fekk fa ñeneen muy dëkk naar yeeg yooyu mais teewul ay résultats yu am solo nañuy am. ñu noonu jërëjëf loolu am solo la Alaaji Malick mel na la yaa ngi suivre étudiants yi nga xam ne ñoo jógee fii. di oui bien sûr partout fépp ku fi génne daara dem bitim réew boo demee ci meilleur yi ngay bokk. léegoo-léegi dañu daan wax ñun bi ñu nekkee bitim réew naar yi seen bopp dañu daan wax ne ñu waaye yéen ban secret ngeen am. yéen ñu ngeen mën a def ba suñu propre langue ñun. yéen a ñu ci man dëgg la muy jëm ci wàllum prononciation beeg. waxuma la prononciation mais ak lépp dégg beeg lépp. dégg bi oui dégg bi. ñu ne leen dara defu ko ci ñun lu dul formation initiale bi ñu defal ci bi ñu nekkee ndaw. moom rek moo ñu ko may. amul leneen amul secret. formation bi nag ci njëkk mooy alxuraanul karim moo ñu def nii ñu mel boo defee foofu. bu ñu daan def ay concours ay kii bu nekk ca meilleur la ñu bokk. bu ko defee résultats yi nga xam ne si ne ñu ngi koy continuer di moom ba léegi nii université boo fi dem ci bitim réew boo demee da nga fay fekk doomu daara yi. ñoo fay jël vraiment. meilleur place yi nga xam ne si ne moom lañ fay joxe. meilleur trophée yi ñu fay joxe tamit ñoom ñoo koy jël. loolu nag secret bi mi ngi delluwaat ci loolu kon nag ci loolu sax. mën nañ laa wax ne la Alaaji Malick xoolal initiative bi nga xam ne si ne état bi jël na ko ci wàllu njàngum arab mu ci franco arabe yeeg ak bago arabe bi mu fi andi macha allah loolu ñëpp dañ ko saluer di ko valoriser bu baax a baax di ko apprécier am na solo mais tamit teewul aussi ñu gis ñi nga xamante ni dañ def seen formation en arabe mais ñu pare vraiment pour ñu am insertion problème lay doon mooy organisation bi ma la waxoon dafa nekk benn principe boo xam ne si ne état bi yëkkati na ko benn loi boo xam ne si ne état bi yëkkati na ko di ko doxal waaye amul organisation ba mu war ba tax mu war a jur résultat yéen ci doon xaar bañ koy saluer mooy ne li ñu doon saluer mooy principe bi la ma la waxoon léegi mooy ne ñun kat daanañ am bac boo xam ne si ne bac bu mérito la suñu bac génn bitim réew parce que bu ñu demee ci université yi ñoo fay raw waaye suñu état mësut a reconnaître suñu bac boobu en tant que bac national. léegi mu dem ba mu yàgg mu ne man kat maay organiser sama bac boo xam ne si ne maa koy defal sama bopp ñu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu lañ doon xaar léegi nag war na am ay mesures d'accompagnement yoo ci war a def. yooyu nag ba léegi nii moom la état bi defagul ba tax na kon bac bi mi ngi am macha allah ñu ngi ci participer di ci réussir. waaye des na lu bare. alors Massamba lii transition la may jox ma ñëw ci enseignement arabo-islamique. kooku tamit exemple la si. bu baax a baax kàngam yi nga xam ne si ne moom la kokki génnee. ci wàllu woowu. bu ñu ko doon lim bari na lool. ci arabo-islamique ak franco bu bees bi franco arabe. wax naa la ne la ci région bi mu nekk wala sur le plan national sax lay wax. daaw jéeg ñoo jëloon 3e. plan national. troisième waaw ci école boo xam ne si ne sa propre moyen ngay demee. xam nga kooku lu yéeme la. bac nga ci am ay 94%. BFEM nga ci am ay 100%. léegi nga xam ne si ne série S ak série L yëpp ma nga kokki boo demee boo amee sa BFEM fu la ci neex dem parce que formé nañ la ba tax léegi li am ci école yi moo fa am. yaa ngi sa macha allah sa kaamil alxuraan ci sa dënn. waaye yaa ngi ak sa xarañte. ci wàllu ñaari série yooyu bu la ci neex nga dem. am na solo am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. allo salaamaaleykum.
waaleykum salaam bismillah kilifa gi. ndax maa ngi rajo. yaa ngi ITV en direct bismillah. ITV direct man la Moustapha Sène. Moustapha bismillah fa nga ñëw. waaw proviseur u lycée franco arabe Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké. macha allah point E. macha allah ñu lay déglu Serigne Moustapha. waaw nuyu Alaaji Massamba Diop. mu lay dégg Alaaji. incha allah. moom mi nga xam ne moom nga dalal di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla. nitu daara la li muy daj ci daar li muy daj ci ngir alxuraan yal na ko yàlla fay. amiin amiin amiin. ku nangoo sonn ci alxuraan a ngoog ku nangoo sonn ci daara te yàlla tax yàlla rek a tax nag. moom moo teew foofu. lépp lu mu nekk suba ak ngoon daaray Koki boobu moom la koy doxal. te man mi nga xam ne léegi man lay liggéeyal fii mosul tardé ci liggéeyam loolu mosu ko tardé ci liggéeyam ñaar yëpp lay boole. loolu lu nekk loo xam ne wax dëgg dañ ko koy sant di ko ñaanal yal na ko yàlla yokk taxawu. xam-xam moom la jiital jaamu yàlla moo koy ñor te moom lay woo ñëpp xale yi nga xam ne moom la nekkal te di leen jàngal ci yoon boobu la leen teg. moo leen di encadré fii ci école bi kon képp ku lay woo ku mel ne moom di ñu woo ci alxuraan di ñu woo ci daara dañ koy sant mënuñ ko ñàkk a sant bu baax a baax di woo ñëpp nag xam ne léegi daara Koki boobu njëriñ la ci Sénégal njëriñ la ci askanu Sénégal ndax ay nit yu nite ñoo fay génne lépp lu fa waay def yàlla moo la koy fay. loolu daal laa amoon la xam ne léegi moom laa bëggoon a jàllale di ko ñaanal moom taw foofu di ko sant bu baax a baax ba ci kanam yàlla yal na ko yàlla fay ñaqam ci diine yal na ko yàlla fay ci taxaw bi muy taxaw njaboot bi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di la gërëm baax di la sant wax gi rafet na macha allah. ñoo ko déggandoo mu nekkoon Moustapha Sène. waaw moom proviseur lycée franco arabe. oui Fadilou Mbacké bi nekk ci sawet. oui macha allah ñoom ñuy safoo kër gi lañ ñoom tamit. oui moom dafa nekk koo xam ne si ne li muy wax nii yëpp ci moom la nekk moom moo nekk proviseur ba. ca franco arabe bu Fadilou Mbacké dafa nekk idole. ci franco arabe yi Sénégal yëpp. xam nga principe bi nga xam ne si ne moom la état bi yëkkati woon ci modernisation ak franco arabe yi. daanaka ci bii la copier. moo tax proviseur la boo xam ne yitteem moom tamit mooy résultats yi franco arabe di yàgg di am muy continuer di ko am te loolu formation boobu gannaaw yàlla moom moo ci taxaw ba ña fa nekk ñëpp nekk benn famille boo xam ne vraiment ñi ngi am seeni résultats yoo xam ne franco arabe yi ci Sénégal yëpp ci ñoom la ñu xool am na solo alors daara Koki très rapidement pour ñu jeexal ndax waxtu bi jeex na ci fonds force Covid 19 am na loo leen jot a jot voilà si 1000 milliards yu ñu doon lu état bi génn woon. mën naa la wax di joxe secteur yeeg yooyu noonu. mën naa xam nga loolu bu ma ko waxee. xam naa da nga ne ma kon jot ngeen seen wàll. xam naa loolu nga ma bëgg a wax. non damay laajte rek. El Hadj Malick wàll. waaw xam nga réew mi moom comme dañoo génnee 1000 milliards. oui. buñ ci joxee 5000 francs par exemple damay joxe exemple rek. ay joxe exemple. waaw exemple. oui daara de façon générale. oui buñ ko ci joxee 5000 francs boo nee jot naa sama wàll maanaam daanaka da nga ko jot ba pare di laajaat kon état bi nee naa la. ñu ngi accompagner daaray Koki. kooku kenn du ko weddi. ala kulli xaalin mi ngi ñuy accompagner à chaque fois bu ñu demee ci seen bureau yi bu ñu demee présidence bu ñu demee ministère de l'intérieur ministère de l'éducation nationale ministère de formation professionnelle ministère du travail yooyu yëpp ministère de affaires étrangères ak tamit même enfance ñun ñëpp dañuy ubbil seen bunt xam nañ daaray Koki bu baax a baax waaye li ma la waxoon encore muy ñëwaat impact bi ñu impacté mooy tax état lu mu fa def doyul lu mu fa def rek doyul waaye bonne volonté yii damay faral di wax ci sama discours ne Koki dara du fi doy ndax boo loo naw li nga fa nar a def ba dem ba àgg boo wutul da nga ne naa ko yokk est-ce que
vraiment da nga wax ne naa ko yokk ndax la fa nekk dafa ku fa ñëwul daal mënuñu la ko wax. ku fa ñëwul mënuñu la ko wax il faut nga dem fa ba tiim ko ba xam loola bu ko defee boo fa jógee sa gis-gis ak sa taxawaay wóor na ma ne dana yokk et puis dana changer. loolu moo tax dara du fa doy kon lu ñu fa indi rek ca yàlla tax. na wóor na ñi ko fa indi suñu borom tabaaraka wa taala moo leen koy dugalal ci seen wax nay jëf yu rafet. waaye nañu jàpp ne lu tuuti la ci li nga xam ne si ne moo fa war a am ci jàppale. loolu daal moo tax nag ci occasion bi il faut nga mayaat ma encore ma woowaat jullit yi encore. ne leen la woon fa woon lañ mosoon a soxla rek léegi lañ ko gën a soxla. maanaam su ma la déggee bu baax rencontre annuelle bi amul ren mais teewul contribution yi ngeen doon jot ba tey ñoom mën nañ ko def. tey lañ ko gën a soxla. très bien tey lañ ko gën a soxla. kon nag li ñu fomm mooy rencontre bi mooy gise bi. objectif yi gise bi am wax naa ko la ci gannaaw. benn ba ci nga xam ne si nag moo ci kii nag bu essentiel bi nag mooy bii nga xam ne si ne mooy dajale ndimbal yi. parce que wax naa la ne la Koki amul budget. amul budget annuel. budget bi mu am mooy li fa jullit yi indi. kon mënuñoo teg suñu programme ne lii la ñuy lekk ci at mi wala la ñuy lekk ci weer wi. loo fa indi rek sëriñ bi moom daal na koy dugal ci liggéey bi. ba tax na léegoo léeg sax da nga gis koo xam si ne dana fa indi ndimbal lu mu jàpp ne lu am solo la ci effectivement lu am solo la ndax ndimbal du tuuti. ala kulli haalin man yuqridillaha qardan hasanan yudaa'ifu lahu loolu kenn wérantewu ko. ku lebal yàlla benn mu fay la junni. loolu nag dana bari ñu fay indi waaye bu ñu ñëwee ba agsi bu ñu demee rek dañuy yokk lañ doon def ndax li ñu gis kon nag ñu ngi woowaat jullit yëpp ci loolu di leen wax ne leen daal décision bi metti woon na ci ñun balaa ñu koy jël. ci njiitul sëriñ bi waaye dañoo dem ba xam ne réew mi nag nii lay doxee ca tamit nag ñun ay citoyen lañ ca dañoo bu yor ay xale ca xale dafa fragile. boo ko exposé ci yenn danger yi. am na solo boobatul suñu borom dans la ko laaj. mu nekk lu responsable di la gërëm baax di la sant Massamba Diop. voilà simili yi jeex na man lay gërëm baax di la sant. waaw jërëjëf sëñ Babacar xam naa ne waxtaan El Hadj Malick waaw El Hadj Malick man toujours sëñ Babacar waaye ñu ngi taasu ci barke macha allah. di la gërëmaat yow tamit di la santaat di nuyu waa kër gi bu baax a baax. wax naa la léegi ne la suñu partenaire ngeen. yéen a ngi def lu am solo ci réew mi. et seen liggéey wax dëgg yàlla kenn du ko réere kon yal na leen yàlla yokk ay ndam. yal na leen yàlla yokk sutura. yal na yàlla yokk kër gi bu baax a baax. ba képp ku fi liggéey yàlla yokk ndam. bi jaay Seydou Wujud Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin di la gërëm baax di la sant Massamba Diop nekk secrétaire général de l' association des anciens du Daara de Koki moo nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yéen tamit amoon seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant di leen bàyyi ak seen programme ITV.